www.sangatv.com. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, organise la première édition de la Semaine de la santé de la mère et de l'enfant du 6 au 10 février 2018 à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque, sous le thème « Les 1000 premiers jours de la vie, de la conception à l'âge de 2 ans, une fenêtre d'opportunité ». Des prestations de services gratuites seront offertes durant cette période aux mères, enfants et adolescents. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppe yeeg xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di rafetlu sa teewaay ci kanamu télévision Futur Média ñu ngi nuyu bu baax a baax sunu président directeur général ak mboolem directeur ci biir kër gi macha allah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara bi itam dinañu dem yóbbu ko ci wetu sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gu rëy di leen nemmeeku di leen nuyu nu mu waree macha allah noo ngi sàkku ñaan ci yéen waaye itam di leen ñaanal yàlla mi dara tëwul yàlla na yàlla yokk seeni fan. yal na yàlla jàmmal leen yal na yàlla sàmmal leen njaboot gi macha allahu taala bu leen nu fàtte mukk ci ñaan ndax xam nañu te yëg nañu ni ngeen jubóog sunu borom ba lépp lu ngeen ñaan mu def ko kon ñu ngi sàkku seen ñaan bu baax a baax. ci loolu itam dinañu dem seeti képp koo xam ne wax dëgg yàlla caabi daf la féete gannaaw ñu ngi lay nemmeeku di la ziyaara di la massalu coono toogaay yooyu di la fàttali rek ne yàlla mooy dogal te lu mu dogal rek mu daal di nekk waaye sañ nañu nag tàllal ko loxo ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu fajal nu sunu ay tiis ak sunu ay naqar ak njàqare ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla def ko te foofee ngeen toog yal na ngeen gaaw jóge foofu incha allahu taala dinañu nemmeeku itam ñi nga xam ne dañu nekk ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi noo ngi leen di wax massa leen coono massa leen coono massa leen coono xam sa njàngoro aayul xam jàngoro aayul waaye ñàkk ko xam wax dëgg yàlla foofu moo am lu ci doy waar bu ñu ko yàlla xamalee yal na nu yàlla boole ak ñi nga xam ne dinañu mën a faj te du loolu moo ñàkk ci dëkk bi ñu ngi nuyu acteur de la santé yi bu baax a baax a baax a baax di ziyaara xalifa généraux yëpp macha allah seen toogaay yal na yàgg ci xilaafa gi te mu ànd ak jàmm ak teraanga ñu ngi leen di wax bismillah di leen wax ne namoon nañ leen waaye di kontaan encore une fois di dalal waa ministère de la santé ndax dañuy daal di dugg mbokk yi ci semaine bu am solo lool ku wax jigéen wax doom wax nga humanité te ku wax humanité dangaa jóg pour defar kon tey dañuy kontaan di ziyaara waa ministère de la santé ñu ànd ci nag ak wax dëgg yàlla monsieur Omar Sarr mi nga xam ne moom mooy directeur de la mère et de l'enfant bu ma juumulee directeur de la mère et de l'enfant de la direction de la mère et de l'enfant autant pour moi Mass Sall tam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax monsieur Omar Sarr ñu ngi lay wax bienvenue Omar Sarr di directeur de la santé de la mère et de l'enfant bànneex bu mag la ñuy am ci dalal leen ajaratu Mami Linguère yow itam ñu ngi lay wax bismillah nga dal ak jàmm tiis wi dal sa kaw ñu ngi la ciy massalu bu baax a baax a baax ñun ñëpp yëg nañ ko macha allah ñu ngi lay massalu Ndoye Bane yow itam bismillah ñu ngi lay nuyu bu baax a baax waaye directeur yow laay njëkk bàyyi tey nga nuyoo ñu dalal la ci jàmm di la ñaanal yoon bi yàlla bu mu doon sa yoon bu mujj yàlla na nu yàgg di la gis ndax wax dëgg yàlla li ngeen di liggéey jëmale ko ci askan wi dafa am solo lool ba bi ñu yëgee ne da ngeen di fêter semaine de la santé de la mère et de l'enfant ñun dañ ci am bànneex bu rëy di leen dalal ci biir plateau di la wax bismillah Sarr. jërëjëf soxna Eva maa ngi lay nuyu bu baax di la gërëm di la sant ci invitation bi di nuyu aussi suñu mbokk yi nga xam ni moom lañ fekk fii ci plateau bi ma ànd ak sama collègue Massamba Sall ñu ñëw fii waxtaan ak yéen waxtaan bi nag wax nga ko dañuy wax ci mbirum wér-gu-yaramu jigéen ñi ak xale yi loolu nag boo ko waxee wax nga wér-gu-yaramu Sénégal yëpp looloo tax organisation bi ñuy wax OMS organisation mondiale de la santé ñoom ñoo recommandé pays yëpp dëkk yëpp ñu organiser semaine
bu nga xam ni dañ koy consacrer jigéen ñi ak xale yi loolu tax pour fexe ba nit ñi xam politique publique bi nga xam ni ministère de la santé ñoom ñoo koy def politique bi nga xam ministère de la santé moo koy def jëm si cible boobu nit ñi mën a xam lan la ñuy def exactement. Très bien. beneen bi. comme objectif mooy fexe ba indicateurs yi. yi nga xam ni moom mooy indicateurs yi nga xam ni moo touché xale ak jigéen ñi mën a yokk. parce que. semaine boobu dafa am ay activités de prestation de service yu nga xam dañ koy def. jërëjëf pour booster un peu ces indicateurs. très bien. Mongo kontaan nañu ci introduction bi soxna Linguère maa ngi lay wax bismillah. wallaay jërëjëfati xanaa dañuy door nañ daan dooreeti rek neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sax moom yàlla mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi ku nekk xam na ne nag xol mooy nit. te xëy na sax dañuy delluwaat wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun ñëpp ci yàlla lañ jóge te ci yàlla la ñuy dellu te gëm nañ ne dee la njëkk a bind ko dund waaye nag xëy na dafa ne rek lu bees metti te it ku nekk la jóge ca yow lay gën a metti kon dañuy delluwaat rek di jaale suñu mag jooju nga xamante ne man du ma ne bokk baay maag ñoom ñoo bokk ndey ak baay muy soxna Jéey Jóob di doom ci Matar Ndumbe di sëtti Faati Umma kon di ko jaale njabootuk Faati Umma Jóob gépp ba ci njabootuk saa xewar gànkan Amadou Ma Xureeja ak waa kër Matar Ndumbe yu mag yépp maa ngi leen koy jaale ma nga faatoo fële ca Thiès wax dëgg yàlla am Eva ñu bokk benn baay boo leen di xool da nga naan sax man ñoom ñoo ma gënal ñi ma bokkal ndey ndax xëy na ci ànd bu rafet bala ca lépp la ndax man dama naan bu sama papa doon dund du ma jóge ci wetam waaye nag ñu teel a ñàkk baay wax dëgg yàlla am ñoom ñu taxawee taxawaay bi musuma ko wax sama mag bàjjan jee laa koy woowee yàlla def mu demee ndaw waaye yàlla na mottalee ndawam fële ci àjjanay Firdawsi di ko jaalewaat famille bi yëpp ñu fas ko yéenee saraxal suba fële ca Thiès R100 quartier boobu nag yaakaar naa bu ñu fa woote wee dina neex ndax ku fa dëkk tey rek seen bàyyi dagg kër may ko kon barke boobu yàlla na wàcc ci yow fekk la fa nga nekk waaye yàlla na nga gisee ak sa waajur wu sell wa Maxtaar Ndumbe ak saa xewar Fatma la Maxtaar Ndumbe liggéeyaloon Serigne Touba yàlla na la wallu ci bàmmeel Diop Assane Maram Penda amiin macha allah amiin inspecteur ñu ngi lay wax bismillah di la wax ne tey dañu kontaan loolu wax dëgg yàlla ànd ak waa OMS dalal itam waa ministère de la santé waaw jaajëf Eva ñu ngi leen di ziar di dalal gan yi bu baax a baax di nuyu waa ministère bu yëpp di ca jiital sama xarit ba Diouf Sarr mooy ministre bi nga xam ne day toog bu guddi mu jóg di dugg ci hôpital yi di vérifier bu baax a baax te loolu duñ koy faral di gis ci dëkk bi kon bokk su fekkee ay ndawam ñëw nañ fi ci wareef fas yéene ñëw wax ci li nga xam ne moom moo di santé boo xam ni dafa jëm ci yaay yi ak doom yi dina doon lu am solo lépp daal communication la kon boog ginnaaw temps yi yéen a ngi communiquer bu baax a baax li ngeen di wax yàlla na ko askan wi dégg kon boog mu docteur Sarr ñu ngi lay dalal jàmm ak sunu waa ji ñu ngi koy dalal jàmm moom miin nañ ko bu baax a baax Massamba Thioro bu ma guddalee tur bi loolu la waaye bu ma ko gàttalee ne Mass Mass bismillah ñu ngi lay dalal jàmm bu baax bismillah monsieur Sall dalal ak jàmm merci beaucoup ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen sant ni ngeen defee seen émission fii yàgg ñi ngi commencé nañ fi ñëw te ñu ngi ñaan yàlla ak directeur indication yi ñu jox ñu gën a mën a collaborer ak yéen incha allahu taala ndax émission bi ngeen di def émission bi dafa soxal xale yi soxal jigéen ñi dëgg la ci premier objectif ministère de la santé mooy premier objectif gouvernement bi mooy ñu xool nan lañuy wàññee loru yaay yi xale yi ak tout tànk yi donc bu fekkee gouvernement dafa décider loolu ñun dañuy toog ci tànk yooyu donc semaine bii ñuy def nga xam ne dañ ko am ci ndigalu suñu directeur ndax mooy première édition wu semaine de la santé de la mère et de l'enfant mooy pour ñu fësal suñu liggéey fësal li ñuy def ba pare woowaale population yi pour ñu ñëw ñu saytu leen defal leen ay consultation médicale gratuite très bien donc ñu leen di sant leen gërëm waaw nee naa de ku faj yaay faj doom moom faj nga askan wi ndax lépp ndorteel bi ci yaay ak doom la ñun ñëpp ku ci nekk dafay màgg rek doon la mu doon waaye xam nañ ne ca njalbeen nekkoon nga doom ju ndaw joo xam ne dañu lay tette di la toppatoo te kooku itam bu yaay wérulee loolu du ko mën kon bu ñu fajee yaay faj doom dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamina directeur bismillah waa jërëjëf kon ni ngeen ko waxee rek dañuy waaj semaine bu mag bu nga xam ni dañ ko dédié santé jigéen ñi ak xale yi loolu nag c'est la première fois au Sénégal ñu organiser activité bu mel noonu di activité bu nga xam ne aussi dañ ko génne ministère de la santé
pour jegele ko population bi. ñu koy def ci place de la nation bi ñuy wax place de l'obélisque. fa lañ koy def. talaata ba samedi incha allah. dañu bëgg nag banqaas yi nga xam ni moo sox wér-gu-yaramu jigéen ñi ak xale yépp ñu discuter ko waxtaan ci organiser ay panel ñuy wax panel wut ay experts yu nga xam ni ñooñu seen xel ci loolu la màcc ñu waxtaan ak ñun waxtaan ak nit ñi pour que li ñuy waxtaan ak ñun ñu mën ko jël tënk ko suñuy programme pour mën a améliorer santé xale yi ak jigéen ñi loolu benn pàcc la bu am solo ci semaine bi bis bu ne am na thème bu nga xam ni bu am importance bu nga xam ni dañ koy développer ak experts yi pour que loolu ñu mën ko xalaat mën ko yokk suñu politique bi nga xam ni moom la ñuy def beneen bi mooy dinañ def aussi ay activités ay consultation lépp lu nga xam ni moo jublu ci feebaru xale nañ ko def foofu nañ indi ay experts ay pédiatres ay yëpp ñu def consultation foofu xale yi bu fekkee ñàkkuñ leen ñu mën leen a ñàkk bu fekkee ni am nañ problème mu lekk ñu mën leen a conseiller defal leen ay démonstration culinaire bu fekkee aussi am na feebar yu nga xam ne am nañ ko ñu mën ko saytu mën leen a faj loolu benn la jigéen ñi aussi dañ leen seet bu soobee yàlla nañ xool seen mbiru wér-gu-yaram nañ xool seen mbiru ñi ci bëgg ñi ciy def planning familial nañ leen seet ñi ci bëgg a def planning familial aussi opportunité la pour que ñu ñëw foofu def ko ak aussi feebar yi ñuy wax feebar yu ñuy wax cancer notamment lésions yi nga xam ni yooyu mooy am ci col de l'utérus ak lésion mammaire yi nga xam ni mën nañ ko am mooy affaire ween yooyu yëpp aussi dinañ am experts yu nga xam ne dañ fa nekk pour que ku ko soxla ñu mën la seet et puis mën la suivre aussi parce que essentiel bi du seet rek mais il faut ñu seet la bu fekkee ni am nga lésion yu nga xam ni c'est suspect ñu mën la suivre gunge la ba ñu jël la en charge loolu yëpp nag fàttewuñ aussi xale yu ndaw yi c'est-à-dire li ñuy wax njagamaar yi ak garçon yi mooy waxambaane yi ñi nga xam ne amaguñ ñu ngi âge scolaire c'est-à-dire li ko dalee juróomi at bu fukki at ak juróom-ñett ñoo ñëpp aussi am na benn programme santé des adolescents yu nga xam ni dañ ko développer foofu pour que aussi képp ku ci soxla ci nga xam sa wér-gu-yaram boo ñëwee foofu aussi dañ ko saytu bu soobee yàlla. très bien Massayer de xam naa li may njëkk a wax mooy ci fàttali xam nañ ne pour une bonne santé de l'enfant il faut d'abord un bon allaitement. il faut que mu nàmp ci jàmm bu nàmpee ci jàmm yaayam jël temps daa dee xaw a dem def planning soreen njuram tuuti bu ko defee mu am mën a am aisance gunge doomam ba ca kanam indi beneen bébé yooyu yëpp daf cay am dëgg la soxna si donc comme ni ko directeur waxee dinañ def ay panel mais dinañu lancer tamit ay documents yoo xam ni dañ ko liggéey ci biir direction bi d'accord xam nga di nga dégg ñuy waxu accueil mu xam lu yittaloo nit ñi ñu jox ñu ci niveau direction bi directeur jox ñu ay tegtal pour ñu xaatim benn guide boo xam day nekk guide d'accueil nga xam ne sunu mbokk prestataires lañ koy jox ni ñu war a accueillir nit ni ñu war a dalale nit ndaxte malade bu dee ñëw ak tiis prestataire tamit dañ leen di sant leen gërëm ndaxte liggéey bi metti na te boo waxee prestataire ñan ñooy prestataire mooy ñiy faj ndax man mi toog am doom mën na ma bañ a xam ñanay prestataire waaw mooy ñi nga xam ni dañuy faj di faj guddi di faj bëccëg dëgg la xam nga nag bu fekkee faj nga 1 million de fois yëpp baax su benn bi amee sooxo rek boobu la rajo yi di jël wala nit ñi moom la ñuy wax ak ay dëgg waaw mais di wax ni suñu prestataires yi fajkat yi ñi ngi def lu mucc ayib di liggéey parce que malade yi macha allah xaw nañu takku mais loolu lépp ñi ngi def li nga xam ni dañ koy def pour dalal leen ci jàmm dinañu lancer tamit benn guide boo xam ne ñu ngi ko guide d'orientation des religieux sur le carnet de santé ndaxte dañu defar benn carnet de santé gouvernement du Sénégal dépensé ci ay milliards yu bari ba pare maye ko carnet de santé bi ñu dee am waaw maye ko mooy yaay xale bu wanee lor ba ñëw ci kër docteur li ñu leen di ñaan mooy njëkk ñu teel a ñëw ci kër docteur bu ñu ñëwee ci kër docteur ñu may leen carnet de santé bi
carnet de santé bi nag dañ koy maye mais ay milliards lay jar ndaxte état bi direction bi génneegu nañ lu mat 1 million de carnet de santé. maanaam état bi moo ko sponsorisé jël ko jox yaay yi. moo ko jënd. yombalal leen ko. waaw ànd si ak ay partenaire am ba pare bërëb fajukaay boo dem boo wanee lor boo egsi premier jour dañ lay may benn carnet de santé ci carnet de santé boobu day retracé li nga xam ni yaay ji war na ko def mooy li gën a néew war na def ñeenti consultation prénatale. gën a néew. waaw bëgg nañu muy accoucher ci structure de santé yi. su accoucher ci structure de santé yi doomam bëgg nañ ñu vacciner ko. dinañ def supplémentation dinañ def déparrassage. dinañ topp xale ba mu am fukki at ak juróom. macha allah loolu lépp dañ ko xayma tënk ko def ko ci carnet bi def ko ay nataal religieux yi nag jël carnet bi wax li ci yàlla wax ci mando santé. bind ko en arabe dëggal li nga xam ni dañ ko def ci biir carnet de santé bi. muy religieux yi nag mooy suñu mbokku chrétiens yi ak suñu mbokku jullit yi carnet boobu lance kii bu guide boobu tamit dinañ ko lancer incha allahu rabbi si biir semaine bi. pour wax ni daal liggéey yi nga xam dañ koy def pour ñaax nit ñi ñuy ñëw si structure de santé yi pour ñaax nit ñi ñuy fréquenter hôpitaux yi pour ñaax nit ñi ñuy fréquenter dispensaires yi loolu lépp dinañ ko def si semaine bi. pour nit ñi am information parce que ñun suñu wàll li ñu dénk li ñu directeur dénk mooy information yi nga xam disponible na yépp ñu war ko jox nit ñi. pour nit ñi di mën a def choix ci seen santé nan lañ koy doxalee. très bien information yi Eva Tra daf ciy boole njaayeen yi nga xam ne bu ñu séenee ñi nga xam ne dañuy vacciner xale yi ñu ne sama doom duma ko vacciner ndax xaw ma vaccin wala la ñu sant Njaay de dinañ koy dee def ndax jaadu na. boobu tampo waaw loolu ñàkk xam la rek. parce que dañuy wax ci santé ba tey. santé de la mère et de l'enfant. loolu sa doom boo ko vacciné wul ba mu jaar yoon itam mën na koo indil gàllankoor. loolu ñàkk xam la rek moo tax thème semaine bi ñu consacré ko ci 1000 premiers jours mooy bu yaay ji wannee lor. waaw ba xale bi fer. loolu mooy 1000 premiers jours. bu wannee lor ba xale bi fer. bu wannee lor grossesse bi accouchement bi ba xale bi am ñaari at loolu boo ko wàññee junniy fan la. moo tax ñu jël thème semaine bi accès ko ci loolu. parce que ci période boobu ci la ñuy façonner xale bi. dëgg la pour que mu mën a jànkantoog feebar yi nga xam ni moom moo am ci réew mi ak àdduna bi mën a développé wu de façon harmonieuse mën a am aussi capacité intellectuelle yu koy permettre mu jàng école. kooku dëgg la. mën a màgg aussi mën a nekk ci environnement familial bi nga xam ni moom ci la nekk pour s'épanouir. dem ba nekk nag mag. bu demee ba nekk mag bu dee jigéen. mën a continuer activité jigéenam. dëgg mën a wan lor mën a jur doom. bu dee góor aussi mu mën a am activité mën a takk jabar mën a am doom et cetera et cetera donc ci junni fan yooyu ci la avenir u xale bi nekk. waaw mën naa wax sax avenir u monde bi ci junni fan yooyu ci la nekk moo tax ñàkk bi ngay wax bu jigéen bi wannee lor rek day ñëw ñu ñàkk ko ñàkk boobu day aar jigéen bi aar xale bi déjà. très bien. bu xale bi juddoo premier contact dañ ni bu juddoo premier contact am ak sage-femme wala prestataire war nañ ko ñàkk ñaari ñàkk déjà war nañ ko jox BCG war nañ ko jox polio oral. d'accord. ensuite mu am chronogramme bu nga xam ni bu amee ñeenti semaine bu amee et cetera ba muy am at. waaw bu amee at si la ñàkkam di pare. ak aussi bu amee weer ak fukki weer ak juróom ba ñaari at yooyu yëpp dañ ko war a ñàkk. kon ñàkk bi dafa am solo parce que dafay protéger xale bi ñàkk boobu nag dafa ànd ak aussi yeneen intervention yi nga xam ne dañ koy def ci xale bi pour que xale bi mën a màgg ci bonne condition mën a jariñ aussi réewam parce que finalité bi mooy loolu. mooy fexe ba suñu population mën a nekk population bi nga xam ne ëllëg dina jariñ réewam.
une population saine dañ koy ñëw wax rek wax dëgg yàlla dañ ko soxla lool bu ñu xamee ne jigéen ñi léeg-léeg bu ñu accouché ñenn ñi problème mu fistule la ñuy am ñi cancer daf leen di sonal ñu ngi naan bu man seen allaitement daf ma marqué woon dañ ñu jàngal ne même ni ngay joxe sa doom bi ween dana yow mi yaay ji dina la dindil ay feebar yoo xam ne yu waroon a dikk ci yow Ndoye Bane yow itam ngay père de famille xam naa du ñàkk nga am wax dëgg yàlla loo ci dolli nag d'accord li ñuy wax ni am na solo ndax hôpital boo dem jigéen ñi nga fay fekk ñoo fay ëpp ak ñi nga xam ne xale yi lañu moo ne ko doon laaj lan la gouvernement bi def pour lii ngeen di xeex pour que lii ngeen di bëgg askan wi topp leen ci jublu ci pour que mu mën a law ci réew mépp parce que dëkk boo dem département la après département nga dem ci commune ba après commune ba village ba ak affaire yi dem ba au fin fond du Sénégal pour que mbir mi mën a egg ci ñi nga xam ni nekkuñu rek ci ville bi lan la gouvernement bi def pour loolu waaw gouvernement bi def na ay efforts yu am solo pour wér-gu-yaramu xale yi ak jigéen ñi mu la waxee ni couverture maladie universelle bi nga xam ni moom la président de la république bi mu ñëwee yokk si li nga xam ni moom lañ doon def kooku dafa jël xale bu nga xam ni bu juddoo ba am juróomi at bu feebaree day dem structure yi ñu faj ko du fay dara loolu je crois que dafa am solo ba nga xam ni léegi sax yaay yi duñ xaarati xale bi feebar yu grave yooyu bu yaram bi tàngee rek ñu jël ko yóbbu ko ñu seet ko faj ko ce qui fait que feebar bu grave léegi sax amatul ci xale beneen bi aussi mooy problème mu accouchement jigéen ñi boo gisee complication accouchement yi li nga xam ne moo doon yàlla tere rey jigéen ñi bu ñuy mucc moo ne woon complication yi ak fistule yi nga doon wax loolu aussi gouvernement bi am na si jéego bu am solo parce que léegi ku nga xam ni war nañ la opérer si affaire am doom dañ lay opérer doo fay dara état bi mooy jël lépp en charge fistule yi nga doon wax aussi campagne fistule bii ñu mujj a def pour 2017 gis nañ ni fistule yi wàññeeku na bu baax a baax parce que jigéen ñi nga xam ni opéré nañ leen ci année bi biñ ko xoolee fistule yu yàgg la nga xam ni xëy na yàggoon na jëluñ leen en charge donc day wane nag ni gouvernement mi ngi def effort te effort yooyu dem na ba ci au fond du Sénégal donc foo dem xale yi dañ leen jël en charge gratuitement foo dem aussi jigéen ñi bu nga xamee ni dañ leen war a opérer ci mbirum accouchement dañ leen di jël en charge correctement ak yeneen initiative yu nga xam ne ñu ngi koy def parce que chaque année nañ xool région yi nga xam ne aussi affaire supplémentation mooy yokk doole xale yi ay vitamines dañuy xool fépp fu nga xam ni couverture yi baaxul ministère de la santé dafay def ay campagne pour jël xale yëpp jox leen vitamine A jox leen lépp lu nga xam ne jox leen ay garab yu nga xam ne daf leen di déparasiter yooyu yëpp aussi ministère da koy def état bi da koy def te du si laaj dërëm kenn moom mooy jël lépp en charge Mami Linguère Manti Traoré ngi naan am na ci yaay yu sàggan ne Awa Traoré du ñu toppatoo seen ay vaccin wu doom ñoom ci seen bopp seen wérgu yaram lu yàlla xam doy na te dafa dul lu jaadu ñu def lu ni mel pour que ñu tase place de l'obélisque la fële lay nekk ca Colobane kon man mii bu ma toogee di seetaan télé mën na maa gàddu samay doom daa dee dem ca bërëb yo ñu saytu ma seet njaboot gi ndax noonu la waaw Mami loo wax ci loolu wallaay xam nga moom Manti dañ koy delloo njukkal ndax xam naa ne moom loolu muy wax noonu bokk ci waaw xam nga man dama leen di delloo waat njukkal laay wax dëgg la ndax yéen ñi nga xamante ne ñun jigéen ñi bu ñu duggee ci néegu sëy rek ci yéen la ñuy jubal si lu jiitu loolu sax waaye dama koy daggee foofu bu ñu wannee lor daal di ànd ak suñu jaaxle ci yéen la ñuy jubal si ba keroog doom ja di ñëw ba yàlla di def muy dëgër bay nekk mag fu ñu jaaxle ci yéen la ñuy jubal si kon yéen amuñu seen fay mais dama dégg ci waxtaan bi ñaar yoo xam ne daf maa neex te xëy na bu ñu ko teeloon a comprendre mu baax waaye heureusement que ñëw na ci jamono mooy que sénégalais doo xaar mu fekk si la yow yaa koy fekki Ndoye Bane daf daan faral di wax naan mbir mi dinay baax waaye communication bi mooy manqué ma gis ne CMU bi mu ñëwee man ci sama bopp man xaw ma ko woon
waaye bi ñu demee ba def ci émission li may wax xaw na yàgg après man dama ci xam lu bari lu nekk ci biir bi ma mujj gi damay gis sax kuy dem ma ne la waaye yaa ngi ci CMB te ngaa dem bokk ca couverture kat loo ca bokk mu neex ndax ku am sa appel sax bëgg nga couverture médiatique bu jaar yoon kon nag yaakaar naa ne bu bële ñëwee day gën a neex waaye ma gis ne ngeen ñëwaat fan yee ci waxum nàmpal ñu bari ne man bañu ma woon a nàmpal sama doom mais xaw ma woon ne lii wëg lii mi ngi ci ndax am na ñoo xam ne sax ñi ngi daan nàmpal waaye xam nga yenu ndox mara naan di fëgg kër jàmbur naan may ma naan da ci daan am ndax da ngay gis koo xam ne dina yendoo toog di nàmpal doom jiy xëcc ba ween ya sotteeku te doom ji du suur kon kooka dafa xamul woon ma gis ne nit ñi dañu ragal police ak kër docteur ndax dañ naan bu ma wopput waruma faa dem mais xam nga sénégalais moo bëgg lu wàcc ci ay bëtam moo bëgg lu teew kon nag tey bi ngeen demee ba wàccee ko nga xamante ne da ngeen di ñëw fekk si leen loolu kon ñun dañ leen ciy delloowaat njukkal c'est vrai ma dégg itam nga waxaat beneen boo xamante ne mooy que nañu ñëw ñu ubbil leen suñuy bunt ñu waxtaan mais ci lan la ñuy waxtaan mooy ci prestataires yi ndax accueil bi ndax nag booy xool nag gis nga ñun sénégalais itam dinañ leen di sikk ci luñ tagul fenn waaye léegi itam nga toog déglu ci ku wax jàmbatam doo bëgg lu du ànd ak moom wut yat dem ci hôpital ba mu xewe fekk fa ña fa nekk dóor leen ba ñuy bëgg a dee dafa am ndaw si ma ko nettalil boppam mu ne ma damaa dem ci hôpital wasin ñu def ma lu leen neex ma bàyyi ba dem ba naan sama ruy ba sama jeex fees ma sañ sa ba jekk ñëwaat laajte sage-femme bi ba mu wuyu ma jox ko sama juróom benn mètre bassin xëcc ko ba mu ñëw ma ubbi ko mbéj ne ko lii ma fi indi woon donte digaluma leen ñuy def yooyu ndax ki la jàppale ba sa doom ñëw kooku amoo fayam mais léeg-léeg yéen it bu ngeen jàppee ci gën leen a mobiliser waat gën a waxtaanaat ak ñoom dafay tax ñoom ñu gën a xam li leen war te kiy dem hôpital di ragal accueil rek la ragal parce que da ngeen war a xam ne ñi jàngul ci ñun dañoo bari dëgg la man kër Amadou Yàlla laa jóge ak kër Yaaba su ma ñëwee wàcc Ndakaaru indaale sama ñaari ginaar ñëw feebar dem ci hôpital gisuma tableau bu ma indiqué gisuma ko taxaw naan ma fii ngay jaar gisuma ko dalal sama xel day yokk sama jàngoro ndax xàmmeewuma blouse bi weex bi verte bi bu rose beeg keneen ki maanaam dame de surface beeg technicien may ñëw fekk ko yorob siwam dafa bere ma ne ko ndax dooma pikiir jërëjëf Bas li sacré Mami Linguère téléphone bi wax dëgg yàlla sànq ba tey mi ngi sonné ma yëgal leen ko nun noo ko xawoon te tuuti pour waxtaan bi gën a yaatu waaye sañ naa wax premier téléspectateur wala première téléspectatrice salaamaaleykum allo allo salaamaaleykum ndigal ma jël ki ci topp kële rëcc nañu jaay la sant salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si bisimilah yow rek la ñuy déglu ci émission wareef. oui numéro tonton Ndoye Bane laa soxla woon. très bien tonton Ndoye Bane bul quitté dinañ la ko jox ak complicité wu régie. di leen fàttaliku ne ñu ngi nekk ci semaine de la santé de la mère. de la mère et de l'enfant noonu la bu ko defee bu ñu waxee semaine de la santé de la mère et de l'enfant mooy jigéen ñi am ngeen benn chance ban chance la wax dëgg yàlla ku amoon lu la jaaxal ci sa yaram dañ lay jox rendez-vous ca place de l'Obélisque fële ca Colobane Fass bu ko defee foofu nga xam ne monument bi fa la nekk am nañ yaakaar ne fa la waxtaan wi di amee boo ñëwee dinañu saytu sa yaram xool la ndax wax dëgg yàlla boo bëggee yor njaboot gi faaw da ngay wér boo wéree njaboot gi wér bu ko defee macha allah yàlla defal ñu jàmm ñu mën a dem ba ca kanam am na laaj boo bëgg a laaj lii mooy première édition bi semaine bi yëpp da ngeen di toog Dakar ou bien da ngeen di dem ci yeneen régions yi ou bien da ngeen a bëgg a tàmbalee Dakar ba déwén ngeen mën a doog a at mu jot ngeen dem ci benn région inchallah waaw laaj bu am solo nga laaj parce que semaine bi normalement Sénégal yëpp la waroon a couvrir waaye comme c'est une première ñu ni nañ tàmbalee Dakar parce que bu test bi réussir Dakar inchallah bu déwénee semaine bi Sénégal yëpp lay couvrir inchallah waaye nag ren moom dañ ne nañu yem Dakar et puis invité nañu aussi médecin chef de région yëpp ak yenn médecin district pour ñu ñëw xool waaw lu ñu fi jëlee yóbbaale ko pour que déwén maintenant ñu mën a def semaine nationale bu nga xam ni Sénégal yëpp la ci ne fa mu ne mu daal di ca yëngu mu ngoog très bien li mu wax nii daf may neex itam ay ca bismillah man ndax xam nga bu ñu woowee médecin yi nekk ci région yi ñu ñëw ñu waajal leen ndax koo waajal bu demee mën a yóbbaale bi yóbbal te ñoom it bu ñu leen waajalee ñu dem daal di koy commencer samp ca fa ñu nekk
tàmbali ko ren mu jëm déwén nit ki lu mu organiser 365 jours bu ca yeggee dina ci am ndam ñoom it ñu commencé koo waajal bu déwénee ñu fekki leen mais dama dégg léegi nga wax lu neex mooy que yaay ji bu amee jàmm doom ji am jàmm mais dama gis ne lii ñuy waajal nii góor ñi ñoo ci war a taxaw gar ci seen bakkan ñoom doy baan ñii ñoo moom jour semaine bi di dëgg la xam nga lu tax li tax bu fekkee da ngaa takk jabari ordonnance loo am yóbbu ko ca pharmacie ba kañ ngay xuloog maçon doomu sa xuloog moom di bu fekkee guddi day jot doom ji fanaanee jooy ba bët set boo xëyee dem ci bureau ba di nga war a signé def fa beedi bu yàggee ñu dàq la kon ñoom yaa ngi ñëw ci waxu économie nañu maanaam économiquement doo mën a def dara doo ko def dëgg la doo nelaw ci kër gi doo lekk ba suur kon ñoom nañu puus jigéen ñi pour ñu dem fekki ñii mais beneen bi ci gën a am solo mooy bul ne rek damaa xëy madame damaa war a jox café kon bu mu dem bul ne damaa xëy madame daa war a ndugg ñëw togg su jànq bi nekkul ci kër gi njëkk li nekk ci kër gi na jël añ beeg reer bi togg ko parce que nag balaa ngaa lekk da ngaa am wér nañ dem faju ji ba pare te bàyyi jigéen ñi ñuy tëj ci kër yi balaa ngaa dem faju gi jëlal ma ki ci ligne bi dalal leen ko ne ko bismillah allo oui. allo. oui maa ngi leen dégg. allo. waaw maa ngi dégg bu baax. waaw maa ngi dégg. salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si. mbokk mi bismillah. waaw maa ngi leen di ziare di leen nuyu. kii du ñu ngi lay delloo ziara bu baax a baax. di rafetlu lool émission bi. jërëjëf jërëjëf. di nuyu Ndoye Bane la Linguère ak yow mi nga xam ne yaay animatrice yi. jërëjëf ñu ngi lay fay. di remercier le docteur Sarr man la Asma bu Sey. benn laa ko tegoon suñu waa ji warute ci kii bi. dëgg la bismillah. waaw vraiment dafa am ñaari ponk yu Ndoye Bane wax. dëgg la. lu muy introduire. mais daf ko coof dafa wax communication. mënoo développer réew. te jëloo xaalis def ci jigéen ak ndaw. parce que loo mën ci tabax. loo mën ci def ci ay entreprise loo mën ci def éducation. bu fekkee ressources humaines yi nga xam ne ñoo ko war a piloter wéeruñu du dox. loolu dëgg la. donc semaine boobu ñuy def. waaw. ci santé de la mère et de l'enfant. dafa am solo mais dama bëggoon a wax mon ami et frère docteur Sarr. oui. que Dakar 14 régions la. boo génnee Thiès Kaolack yooyu Ndoye Bane wax na waat léegi. dafa am au moins 10 millions d'habitants yoo xam ne amuñu accès à l'information utile. ñaareel bi dafa am approche communautaire en matière de santé. parce que nit ñi dafa am lu gëm di ngeen dina ko wax souvent ci sa émission bi ma xam ne du ma ko raté am lu ñuy dundee am jigéen bu wérul nan lay doxee nan lay lekkee loolu la gëm. boo demee Bawol duñ dëkk boo demee feneen am na yeneen croyance yu am foofu. loolu dëgg la. kon war nañ redéfinir une communication sociale. basée wu ci valeur nit ñooñu. ak cosaanu nit ñooñu pour ñu mën a gëm li leen bëgg a proposer en santé. bu nu ko deful da leen di bàyyi ñu gëm li ñu gëm moo tax taux yi nga xam ne de fréquentation hôpital faible looloo tax CPN yi faible looloo tax ñuy bañ léeg-léeg ñàkk yi. kon ñi yore pàcc boobu war nañ redéfinir une communication sociale. dëgg la. basée sur des valeurs sociétale yoo xam ne jigéen ñi moom lañ gëm boo demee Kédougou moom lañ gëm boo demee Ngàcc moom lañ gëm boo demee Mbàkke moom lañ gëm bokkul ak citadins yi nga xam ne am nañu lu ñu gëm parce que jàng nañ ko mais vraiment l'État li may terminer mooy boo calculer le budget total investi sur la femme et l'enfant nga boole budget État ak budget ONG yeeg yëpp matul 9%. te wax dëgg yàlla boo bëggee soqali réew budget bi ngay def ci faj ci piqûre ci perfusion ci appareil ci tabax hôpital. boo ko investir loolu sur la prévention ak le cheminement du changement comportemental bu relever le planning familial relever les CPN relever la santé de la mère war na avoisiner les 15 à 18%. loolu mooy doxal réew mi mooy favoriser sunu santé maa ngi leen di gërëm di leen sant. di rafetlu seen wàll di la ñaanal yàlla merci beaucoup. jërëjëf merci beaucoup. docteur moom indi na apport bu am solo macha allah. tout à fait. tout à fait ñu ngi koy gërëm bu baax kooku suñu mag bu baax la. loolu dëgg la. di wax ni aussi li mu wax yépp dëgg la parce que ni ko Ndoye Bane waxee ci début émission bi lépp li ko lal mooy communication. je pense que bu ñu bëggee nit ñi am wér-gu-yaram il faut que ñu xam lan mooy wér-gu-yaram.
te loolu nag ñu ngi siy liggéey mais am na lu si des et il faudrait vraiment ñu xool nan la ñuy defee communication de proximité en se basant bien sûr sur les croyances ñi nga xam ni nit ñi loolu la ñu gëm pour ban leen a inciter à avoir une bonne santé te loolu service en tout cas man service bi ma jiite te ma am cellule de promotion de la santé mi ngi si yëngatu te loolu aussi nañ ko yaatal pour que ak service de l'éducation pour la santé parce que monsieur le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr jox na ay orientation yu leer service national de l'éducation pour la santé pour ñu mën a def véritablement une information et une communication de proximité et de changement de comportement et yaakaar naa ni loolu buñ ko assoiré bind ko ak acteurs yëpp yéen waa presse ak acteurs les communicateurs traditionnels ak ñëpp ñu nga xam ne daal ay leaders communautaires lañ dañ fexe ba loolu jàll pour que comme ni ko As waxee que communication bi mën a jàll nit ñi mën a xam lan mooy wér-gu-yaram pour mën a aar seen jërëjëf As ñu ngi koy nuyu bu baax waaye tam di beral nuyoo sunu nijaay sunu xarit boo waxee communicateur traditionnel sunu xel dafay dem ci sunu mag Abdoul Aziz Mam Fama macha allah mbay ñu ngi koy nuyu bu baax Eva Tra di le remercier ndax gis na ni nga assuré intérimam bi ci gannaawam bi nu dikkee ci suba nag danoo yar cër yi ndax tey émission bi dañu ko sponsorisé waaye la ma na ma wax yëpp bu soobee yàlla semaine prochaine danaa la ko wax xaw ma woon ne mbubb yi nii lay rafetee boo fi toogee jërëjëf mbay na sa jàmm yàgg bismillah mbokk mi ci ligne bi balaa maa dikk ci Ndoye Bane salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah man maa ngi woote fii Europe laa nekk jërëjëf salaamaaleykum yéen ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ñoom Ndoye Bane ñoom ñëpp ñu toog ci plateau bi jërëjëf voilà man musuma sax participer ci émission pour wax waaye comme affaire santé lañu wax donc dafa globaliser toutes les santé feebar yëpp la jël loolu moo tax waaw mooy woote ndax dama am benn sœur bu feebar bu defoon AVC waaw ñu yóbbu ko hôpital Fann waaw xam naa du ci débat bi sax mais dama profité pour waxaale ci bi nga xamante ne noonu la affaire santé bi di doxee léegi man sama gis-gis mooy poste de santé yëpp dañu waroon def au moins même bu fekkee dañuy fayeeku nit ñi ñu fayeeku leen mais nit ku def AVC mënuloo dox mënuloo wax defuloo fa sax 2 semaines ñu ne la nga génn dem sa kër di fa fajoo loolu c'est pas normal ñun ñëpp ay sénégalais lañu ay sénégalais lañu man ça veut dire que même bu fekkente ne am na poste boo xamante ne dañ fay teg nit ñi nga xamante ne dañuy tëdd ci kaw lal mënuñu wax mënuñu dox loolu wax ñu ay waxam mais ñi nga xamante ne yàlla may na leen def nañu AVC mënuñu wax seen wax ñu ñëw tuuti waaye jàpp na sa loxo wala mu jàpp sa tànk su fekkoonte ne am na fu ñu leen mën a teg nga xamante ne dinañu mën a di leen defal ñuy def sport wala ñuy def dara pour ñu mën a amaat mouvement dinañu gën a torop ndax ñun ñi nekk Europe sonn nañu torop dëgg la voilà loolu daal moom metti man maa ngi fii Europe moom ñetti doom la am amul kenn ku ko jàppale jëkkëram gaañu na man maa nekk Europe man maay def lépp mais ak ay doomam ñuy yéeg di wàcc man je préfère li ñuy jëlee taxi di dem di ñëw ak di jaabante hôpital te nekk rendez-vous bi ñu ngi ko génne mais rendez-vous fii 3 mois la ñu ne ko il faut nga génn parce que soo génnulee ñuy nekk ci biir hôpital bi dañ lay wàll beneen feebar ku feebar ba ñëw yéen am ngeen ay produits am ngeen ay piqûre naka la ko nit di wàll beneen feebar c'est pas possible. mais nag il faut faire attention ci liñ lay nettali tamit de. il faut ngay def attention ci liñ lay nettali pour li may nettali man maa ngi toog fii bi mu feebaree nelaw ma ba biir set. ndax ñun ñaar ñoo toppante. dañ ko tontu. waaw nelaw ma ba biir set lu nekk lijjanti naa ko dama woote am naa ci lu ma leer du question pour dañ ma nettali wala dara. mais man xam naa. ndax 2 semaines yi sax matu ñu ne na génn parce que am na ñu ko gën a feebar
moom mënul dox mënul wax ñu kenn koo xamante ni day ñëw kër gi di ko defal massage ba léegi mu ngi toog loxo bi nanguwul tànk bi nanguwul mu ngi toog foofu kër mais c'est un peu difficile quand même ñun ñu nekk sonn nañu aussi bu ñu mënoon dimbali ci loolu dinañ leen sant man mosuma dugg ci émission Ndoye Bane mosuma dugg pour wax mais ça daf ma jàpp ba mënuma koo muy moo tax tey ma woote ana moom jàppale ci loolu dinañuy jàppale mais bu ñuy dajale di fay pour ñu leen di defaral foofu loo xamante ne au moins nit ki dina mën a jàppandu boo mënee jàppandu mën nga dem sa kër mottalee fa sa traitement mais nit koo xamante ne mënuloo dox mënuloo def dara ñu génne la dafa metti taw voilà d'accord très bien ngeen baal ma ci wax bi parce que dama wax naa waxee woo nenn macha allah jub na baax na sama xel dafay dem ci li Massamba wax ca njalbeen nee na boo fajee 1000 boo fajee benn mu xaw a am nu mu def bu boobaa danañ taxaw wax ak yow. moo tax nu war góorgóorlu waat bu baax rek. waaw santé hôpital moo sensible. dëgg la moo tax chaque jour ci émission yi damay wax di sensibiliser ña fay liggéeyee. nañuy defaraat seen toogaay bu baax a baax. seen patron yi di wax ak ñoom. dëgg la parce que gars yi askan wi duñ leen baal dara. waaw parce que métier moo dem. muy journalisme ak muy maçon baak muy avocat baak yëpp foo ca dem rek am na ci ay nit yoo xam ne dañuy doxale noo xam ni kenn baaxalul métier bi loolu métier yëpp la mais métier su fekkee métier santé la nag foofu dafa doy waar parce que diggante affaire bakkan ak dund la diggante dee ak dund la donc ña fay liggéey dañoo war a yaru dañoo war a correct nit ki su ñëwee ak nu mu mënti mel nga xool noo koy dalee ak accueil bi ñu doon waxtaanee léegi en parlant de communication ci lii ngeen di wax nii ci santé mère semaine de la mère et de la santé yaay ak doom yi ci côté communication bi souvent damay gis ni dafay des ni muy desee mooy nit ñi dañuy dem ci am gox dafa làkki tubaab dafa yor benn genre discours boo xam ne dinañ fa def investir fa xaalis bu bari wax ba dem askan wi duñ xam ñii li ñu wax lu mu doon mais soo demee ca benn gox par exemple su fekkee tey jii ñëw nga dëkk bu mel ni Pire nga xam ne fa laa dëkk bépp xam nañ kan mooy Ndoye Bane nga jiital Ndoye Bane ni ko waxal ak waa askan wi ci lii fekk formé ngeen ko ci ngeen dem parcelle jël ko mel ni Modou Lo par exemple explique ko lan mooy CMU ba mu xam ko ci boppam moom suy wax ak waa parcelle dinañ xam bu baax li ñuy wax waaye soo jëlee benn sama waa ji sol costume takk karawaat taxaw di làkki tubaab Massamba day làkk tubaab non Massamba waatiyaaw la moo ma gën a dégg wala dégg ma ngi naan ko ceddo la il faut ngay wax ak nit ñi su fekkee da ngaa dem ci séeréer ya nga wut benn ku mel ni Yékini ñu am mu làkk ak ñoom séeréer wax leen loo xam ne day dugg ci seen day jóge ci gémmiñ gi dugg ci seen nopp yi dañuy comprendre communication parce que par exemple le cas de CMU là bi ci defee émission ba expliquer ko am na ci ñoo xam ne man maa leen di expliquer lan mooy CMU ni leen chaîne la soo génnee sa buntu kër da ngay dem ci poste de santé bi gën a jege ñu xool la suñ ko mënee faj ñu faj ko suñ ko mënta faj ñu orienté la noonu la lay di la orienté ba nga egg hôpital principal mais soo génnee sa kër dem hôpital principal da ngay fay soo tëbee ñooñu ñëpp dem hôpital principal da ngay fay waaye su fekkee da ngaa jaar ci yoon ci circuit ba egg hôpital principal doo fay loolu nag communication boobu nag su fekkoon da gars yi dañ koy def di ko expliquer askan wi noonu ñëppay dem ci CMU ba ñëppay dem ci affaire u mère ak mère enfant ma lay laaj tamit yéen lan ngeen teg pour les jeunes et les adolescents yi jeunes yi am na ñoo xam ne ñi ngi am presque 15 ans jàpp 18 ans ak ñi nga xam ne eggaguñu foofu ñi ngi am 10 ans jàpp 15 ans ñooñu lan ngeen leen préparé waaw ñu ngi leen di sant den gërëm di sant ñi nga xam ni participer nañu léegi mooy ñu ngi suivre émission bi di wax rek ni ci communication bi dañu war a comprendre mooy suñu service yi direction yi bu nekk am na ñoo xam dañu yor communication d'accord mais ñu am tamit benn bras technique chargé de la communication muy service national d'éducation et d'information pour la santé région bu nekk tamit am nañu kenn ku fa nekk mooy BREFS yi boo demee ci suuf tamit am na ay EPS ñi nga xam ni ñoo yore wàllu communication donc ñi ngi communiquer am tamit benn réseau. ndax sañ naa la yokkal ne communication bi njëkk mooy bi nga jàkkaarloog askan wi ñëpp a ngi lay dégg pour que ñu xam fi nga jëm. aywa bismillah. léegi am nañ tamit benn réseau bu acteur communautaire. xam nga keroog bàjjen ko xi ñëw nañ fi. bu baax li ñuy def dañu développer benn leadership. nekk seen ay gox. dëgg la mais dañuy communiquer. ñu xaatim bind nañu ay documents
dëgg la def nañu ay livres. jox ko bàjjenu gox yi relais communautaire jox nañ leen ko. très bien ñi ngi communiquer lépp da dul doy. xam nga dama doon waxtaan ak keroog sama benn xarit. ni ko bu lépp yembee santé bi bu yembee éducation bi yemb tali yi yemb lépp yemb mooy que ni pays développé lañu. ca nag du ñu pays développé mais lu néew lu ñu am sànq suñu doyen wax na mais budget état bi dem na ba 11% fi mu nekk. ca dañ ko bëgg a yóbbu ba 12% di ko manqué 12% sax bariwul. incha allah mu nekk alal bu takk bu bari mais état dafay liggéey ci pàcc yëpp mais pàcc yëpp. bu doxee rek comme ni ma ko waxee mooy pays développé la ñu mais liñ ñu jox. te sax boo demee ca pays développé ñoom ña nga ca ñaxtu ba tey. maanaam àdduna ni mel. moo tax ñu bëgg a fagaru. moo gën faju. axankay xam nga ci fagaru boobu nag. du rek yëfi ministère de la santé. yëfi ñëpp la parce que santé ñëpp ci bokk. c'est l'affaire de tous. gis nga propriété bi ngay am sa kër. waaw. lekk ba ngay lekk sa kër. dëgg loolu lépp dafay participer. ci sa développement croissance. bu ñu ñëwee ni jigéen ñi nga xam ne bu ñu wannee lor. waaw nañu ñëw hôpital offre bi liñ leen di fajee état bee koy def demande bi la ñuy faj état bi dugal na si loxoom si CMU boo demee dëkk àdduna yu bari du demee noonu. état du financer offre financer demande mais fii moyens yu ñu am bariwul. mais liñ si jël jagle ko santé takku na te si loolu ñu ngi siy def lu ñu munti man communication bu ñu ko waxee rek mooy recruter demande. bu ñu àndeek religieux yi pour nit ñi di fréquenter structure de santé yi la xam naa ne directeur peut-être dina si ñëwaat. poste de santé boo jël Sénégal bu doon am infirmier wala sage-femme dañ fa def couple léegi day am sage-femme am infirmier. am bàjjenu gox am nijaay. am bàjjenu gox am ay relais am nijaay gox yi gars yi ñu ngi koy génne léegi am BREPS yi am EPS yi mais ñëpp. dañ ci war a jàpp ci santé bi pour santé bi jëm kanam. moo tax dans le cadre du partenariat lancé nañ tamit benn alliance bi nañ ko gën a jëmbal. nga xam ne ay nit ñu nekk société civile bi la ñoo xam ne ñoom ñëpp dañuy ñëw bokk jàpp pour santé bi mën a jëm kanam. sama xel dafay dem monsieur Sall ci waxu Mami Linguère ca njalbeen nee na léegi saay nit ki bu yàlla defee jàngul bu dikkee ca bërëb. war fa fekk yenn comportement yi wala yenn xeetu wax yi amaan na sax parfois na nga koy waxee bonjour dana ko wàññi ba du sawar. may wax ne ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci place boobu bu ñu dikkee itam ñu gën a dal rek ñu daal di laajte am ci fulla lool xam fi ñu jëm. ne bu la yàlla defee nga tawat ba jaaxle ñëw ci bërëb bu fekkee ne nit ka nga fay fekk mami ni nga koy faral di waxee boo amee fulay waxee man ñenn ñi ma am fulay taxaw foofu ba sama aajo faj. waaw kooku tam daf cay am solo loolu mami liggéey waaw bu ñëw rek ñu soxo la rek nga dellu danga naa yu manti nee na dafay taxaw nga wax ko fi mu jëm ak la ngay lijjanti ak nu mu waree. xam nga nee na wuy ceddo bi ministre bi mu egsee waaw ñëpp gis nañu li muy jéem ak li muy def. dëgg la comme li ko Ndoye Bane waxee di dem si hôpital guddi. di ko soxal mooy accueil bi. dëgg la wax na si. waaw bi mu ko waxee tamit ñun ñu xaatim benn document ànd kook waa programme national qualité. très bien document boo xam ni pour accueil la pour yokk rek. yokk prestataires yi yokk fajkat yi. accueil bi nii ak nii ak nii ak nii mooy norme yi. dina faral nag foo munti dem. waaw peut-être que li ma wax sànq bu junni yi baaxee benn bi si la nit ñi di taxaw. dëgg la mais foo munti dem rek dina am ñuy def seen liggéey bu baax a baax te ñoo ëpp si santé bi. parce que gis nga Eva santé dafa xam metti. dëgg la parce que santé d'abord pour nga def ko da ngay bëgg li ngay def. ku ñëw dama choisir santé pour faj nit ñi mooy que ne am nga xolu yërmande. seen liggéey amul àpp 2 heures du matin 3 heures du matin 4 heures du matin 5 heures du matin si bërëb fajukaay yi. ñun ñu nekk si bureau yi sax dañuy liggéey ba minuit ba 1 heure du matin. démb ba 2 heures du matin ñi ngi liggéey. ca tey dañu xëy 8 heures dem liggéey yi. dëgg la loolu lépp dañ koy def nag def ko ak xel def ko ak mbégte. parce que sunu ay yaay lañ koy defal sunu ay doom lañ koy defal. ndaxte xale yi bu fekkee am nañu wér-gu-yaram baax comme ni ko directeur waxee sànq. rek dëkk bi développement dëkk bi sax si loolu lay continuer si lay dem. li Ndoye Bane wax léegi si affaire santé des jeunes xam nga ñun ñëpp xam nañ ni dafa am yenn grossesse yoo xam ni day nekk ay grossesse à risque. loolu dëgg la. grossesse précoce xale bu am fukki at ak ñeent wala fukki at ak ñett ay cëram matul mu bëgg wana lor dafay am problème si complications yi sax dañuy dem ba am si ay fistule. grossesse rapprochée yu bari yi nga xam ni at bu ne nga mën a nga am doom mooy moytu nef. ñu defoon si campagne bu mag pour ñu sorel njuréer bi. loolu tamit ñu teg ko
parce que dëkk bi dëkk religieux la. dëgg la. sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dee leen nàmpal seen doom minimum ñaari at. ñaari at bu baax. loolu mooy ñaari at yu ne au moins nga war a xaar pour am doom parce que boo ko nàmpalee ñaari at di nga toogaat pour mën a amaat doom boo xam ne ñu magante. dana fekk keneen nàmpul nga jox ko mu nàmp ba suur. dina fekk keneen nàmpul waaw. beneen bi mooy si wàllu ado jeunes yi tabax nañu ay structure boo xam ni ado jeunes yi foofu la ñu war a ñëw ñu leen di jox yenn conseils yi. suñu directeur bi nee nañu loolu doyul. est-ce que. dañoo bëgg moom dafa bëgg ñuy fekki ado yi fa ñu nekk bu ñu nekkee si plage yi wala ñu nekk si boîte de nuit yi wala ñu nekk si bërëbu sport bi wala ñu nekk si école bi fekk ji leen. dafa joxe ay instructions yu bees nit léegi dama bëgg bu leen xaarati mais danañ leen fekki. très bien. te loolu incha allah rabi ci la ñu nekk ñu ngi koy développé te yaakaar nañ ñi buñ ci eggee tamit dina am ay résultats yu baax. baan boo ma munee may rek ndax yëf bi tam ca la bokk ma dugal juste benn spot boo xam ne dafay wax ci wàlli santé ma ànd ci ak Gelwaar Thiam. fan yii yëpp damay sonn te duma def dara te ñaari weeru yàllaa ngi nii gisuma fóot. yaa ngi lekk. waaw maa ngi lekk tuuti rek. li ma laaj nii dama ci dolli seet la ci laaj soog a xam ndax ëmb la wala du ëmb. li ma gis mooy danga ëmb. ëmb. waaw. alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah léegi nag jigéenu wéru sa ëmbee dañ koy jox benn carnet bii moo lay topp ci sa ëmb topp la ba nga wasinee ba pare topp sa doom ba keroog muy nekk mag dinaa la bind rendez-vous pour bés booy dellu si waat toujours bi nga doon indaale sa carnet bi dégg nga. kan moo si topp. waaw Aminata. yow sonn nga de. coono gi moom. coono bànneex rek la ndax docteur ba ma demoon xamal na ni ma ne damaa wan lool. alhamdulilah rabbil alamin. li nga xamante ni moom mooy njëriñu carnet bi. waaw moom la ma doon wax. lii war naa cher de. xamal na ni ma ne carnet bi léegi. fépp foo mën a dem ci kër docteur. amatul jën dañ la koy may. lii dinaa ko denc bu baax a baax a baax ba saa su amatee rendez-vous. ñun ñett ñëpp ñu ànd dem. fagar moo gën faju. wérgi yaramu njaboot gi sunu tawfeex. Ce message vous a été offert par le ministère de la Santé et de l'Action sociale avec l'appui de l'USAID à travers le projet. Mami Linguère de carnet yu rafet yi te yàññi bu la taxee dem uti bébé sa affaire la ndax mi ngi ñuy xamal ne moom daal carnet yi bëgg na ci boo ko bëggee na nga jël te li ma ci charmé mooy xam ngeen ne carnet yi rafet yi ñun ñëpp xam nañ ko dañ ko doon jaay ñu dem nag ba ñu may ñu ko te tegtal yañ ca def yëpp macha allah mu mel ni ku dal tuuti xool ko dana la jëriñ bu baax a baax. xam nga ñoom dañ fee ñëwoon ndeysaan waxtaan ba dem man daal ni ñu waxee nàmpal mi tax na ma am envie ami seex. c'est vrai su ma xëyee sangu ba set diwoo sama karité toog ca diggalal bay nàmpal seex yi bu ko defee wareef moom ñu jéggal moom waaye xam nga waaw dañoo indi lu am solo mooy damay dellu si waat ci li may wax bëgguma sama askan na sax tax may waxee ni may waxee waaye daf di ne nit ki teraanga su jiitoo waxaale wàññi lu dootul bari nit ki boo ko jàppalee ci lim munul day tax mu daw wutal si la ndax Cheikh Abdoulaye Mbacke suñu sëriñ bu baax bu daf doon wax naan booy teral as gor ni mu bëggee teraanga ji la lay bëggee dëgg la mu ne waaye booy toroxal as gor ni mu bañee torox tànge ji la lay bañee te xam nga koo teral yaa ko tëral lii nga xamante ne dañu ko daan jaay wala duñu ko leneen man wax naa ne leen jënd naa ko 10 000 doonte 10 000 du dara waaye xam nga carnet bi am na koo xamante ne moom mënu ci woon def 500 xëy na moo doon tax mu doon daw hôpital ndax gor bëggul ku ko toroxal ndax li nga ñëw fekk say nawle yépp di ko jënd nga ñëw yow bëgg a welax la jënde ko ay bët mënta nekk boo fa fekkee nag wengare bu mel ne Mami Diop danaan la dellul sa kër ba ki la ëmbal mën la koo jëndal nga ñëwaat yooyu yépp daf doon tax ñoom ñuy daw beneen bi ci topp mooy gis nga niñ koy téyee carnet bi di ko xool mu am ay nataal dessin dafa am solo ñun antiquaire yi xam nañ ci dara. Mbadu li ngay wax yaay yi ñoo ko yàgg di dund di xool étape yi ngay toll. macha allah gis nga suñu yaay yi xam nga lu taxoon ñu am envie di am ay doom di ñu toppatoo. li tax mooy ndeysaan carnet bi rek da leen doon neex.
ndax bis bi ñuy ñëw fekk papa toog sañse def yéreem bu weex macha allah. ñu ñëw ne ko Alaaji yàlla def na jàmm. taxoo may wax ndax yow doo takk ñaareel. Alaaji yàlla def na jàmm. liñ doon xaar ñëw na. waaw loolu daf leen doon béggal. dëgg la carnet bi nga jox ko jeeg bu amagul doom. noonu li muy def ci xol. loolu kenn xamu ko dama ciy delloo njukkal madame Dia bi nekk hôpitalu Parcelles. moom bu ma waxee ne carnet bi nga jox ko jigéen bu musta am doom ci bi muy njëkk am moom xam na fi may waxee fan la ndax bi ma ko njëkkee jox dama naroon xam ci ay loxoom. kon loolu dafay loo xamante ne nii ñun dañ leen ciy delloowaat njukkal ndax jigéen luñ ko defal. dëgg la rek jàppale ko ci li muy def la. waaye xam nga itam dama dégg sànq docteur muy wax lu am solo. gis nga koo gis muy xaar ëllëgu réewam na xool ndawi tayam ndax nag boo demee ci sous région bi yépp seen doom yi ku ci am ñaari at macha allah catuwuma leen bu nee nikk suñu doom yi juróomi at nga xam ne jàmbaar téye na ko. dëgg la kon ñun ñoo war a farlu jatu nay soccet. teel a jóg ci suñu ndaw yi comme nii ngeen ko defee. bu ko defee ñu bañ a lompoñ bañ a yooy bañ a xiif li ngay wax nag damay delloo njukkal relais communautaire yi li tax mooy man produit yu Croix Rouge laa. man damaa sob métier moo dégg ci Sénégal daanaka li at yi néew jot naa caa comp damaa ñëw gis leen ndeysaan ni ñuy sonnee te li ñuy def ñu nekk ay volontaire ma ñëw ne waa léegi ñii li ñuy def lan pour lan la ma ñëw dugg ca xool ko waaye gis naa ne ñu ngi jàppale ñu baree boo demee ci bàjjanu gox yi kenn du ñoom ndax askan wu nekk ki dëkk ak ñoom di fekkee seen i ngénte di fekkee seen i dëj xam seen i coono kooku moo mën a wax ak ñoom mais communication bi ba tey lu baax du doy gën leen ubbi gën leen yaatal ku mel ne Mami Linguère làmmiñ lay woddoo bu noppee rafle waaye xam na ne lii mooy mission ci àddunaam moo tax nangu na ko woo leen ko même boo leen ko fayul dara yóbbu leen ko ci ndaje mu taxaw wax neex na fa benn nit boobu dina dem dox ci li ngeen bëgg Eva Tra bu taxawee macha allah ba lemm-lemmal les tubaaba lok yépp dinañ dem def loolu man duma la faale waaye am na itam suñu fidèle téléspectatrice buy laajte nee na daal laajal ma leen ndax ñoom ñii dinañuy dellu ca terrain bi di xool ndax nit ñi ñu ngi koy teg ci yoon mbirum carnet yi mi ngi koy laajte nee na ndax da ngeen di joxe carnet yi maye ko ba noppi am na ñoo xam ne bu ñu santee wax dëgg la yàlla njaay dañuy dem di jaay carnet yi waaw Manti Traoré de génnul ci wareef tey madame Goundiam Diabissé maa xalaat ñu ngi koy nuyu Kordraman Goundiam woon ñu ngi koy nuyu Eva foofu laa bëggoon a daal très bien kon nañu jël ku ci ligne bi jëlal ma ko Ndoye Bane bu ko defee nga agsi waaleykum salaam wa rahmatullah waaw soxna Eva na ngeen def nu ngi leen di ziyaara bu baax a baax Kebe waaw na ngeen def alhamdulilah ñu ngi sant yàlla ana ajaratu Faat si bu baax mi Dakar man maa ngi Tiwaawan ñun ñu waa Tiwaawan bu baax a baax ñu ngi leen di nuyu soxna Mami Kebe Njugaali ma Kebe El Hadj Ndoye Bane ak ñi toog foofu yépp ci plateau bi ndeysaan jërëjëf di leen ndokkeel ci at bu bees bi boobu ba léegi dugguma wax nga dëgg yàlla bu mu nekk sunu mujj at amiin yaa rabbal alamin sunu kilifa yi génn àdduna yal na leen yàlla may aljana amiin ko jaale réew mi yëpp amiin waaw man leen rek laay ñëwee ci hôpital yi bala may wax sax man malade bi ñëw hôpital ñi nga xamante ni ñooy ànd ak malade yi dama leen di gis xam nga boo xiibane ne da ngay faral di dem hôpital waaw te dama xiiboon yaag sa morom bu fi indi benn problème wallaay léegi damay gis ñoo xamante ni ñi nga xamante ni ñooy encadré malade bi da ciy am ñoo xam ne du ñu am yërmande yow yaa ngi ànd ak ki feebar war koo lëng war a dend ak moom dem ba ko moom dong mu dem ñu naan ana ki mu àndal loolu du yërmande beneen bi mooy ñi nga xamante ne ñoom la ñuy fekk si docteur yi sax ñu ci bare bari dañu am yërmande waaye bala ngaa egg ci docteur bi daf ci am ñoo xam ne seeni jikkoo dañ koo defarul ci dolli toor yi ngay njëkk a jaar mu ngoog ca dolli yàlla bi muy wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran daf ko wax ne ko walaw kunta ghalizal qalbi lan faddu min hawlik gis nga bu fekkoonte ni da ngaa tàng am nooy def ak nit ñi duñ la bëgg ba di la jege gis nga seen émission bi su fekkoonte ni su ma wootee wala keneen wootee ni ngeen koy dalale du neex kon du sawar a dégloo ci émission bi est-ce que jikko yi lañu war a defaraat dëgg la soxna Roqaya jikko yi buñ ko defaree rek lépp dafay baax dëgg la dama mas dem di jëli benn analyse ci benn hôpital kooku ne ma toogal tuuti maa ngi ko gis mu ngi luyeer suurnaaram ma toog fa 15 minutes ne ko ñëwal nga jox ma mujj gi mu gëdd ma dem ci keneen ki ñëw ne ko jox ko
mu di ma ko jox ma ne ko pourtant am na beneen itte bu may doxi mu ne ma yow waroo wax doo wax ma ne ko waa xale bu ndaw bi nga xam ne yaa ngi koy yar ci kër gi sax am na noo koy yare bàyyi leen yi ngeen di def waaw dafa am yoo xamante ni nit ki du am jikko boobu waaye ñi muy fekk si ñoo koy jox boobu jikko waaw war na ñuy waxtaan ak ñoom bu baax a baax ci côté boobu ñuy gën a dalal ñi nga xamante ni ñooy ñëw yore métit ba pare fekk fi loo xamante ni ñàkk kersa la mën na yokk sa feebar boo demee di ko xalaataat loolu amul benn solo àdduna moom teraanga rek dañ ci bëgg ak njekk ndax yàlla daf ñu bind ba pare nag ne dafa bind doomu aadama ba pare nag ne maa ko teral dëgg la dafa teral doomu aadama yàlla dafa bind doomu aadama ba pare teral ko kon ñun ci suñu jëmi bopp war na noo mën a teralante wallaay ajaaroo loo fi gis rek dafay jeex loo fi gis dafay jeex ñu bàyyi ko ca kenn du yóbbaale dara li nga jëf rek moom ngay yóbbaale loolu rek laa amoon lu ma ne dinaa ko wax di leen sant di leen gërëm wa axiru daawana an alhamdulillahi macha allah yamaani la jërëjëf waay soxna si kontaan nañu lool nee naa léegi saay damay nam nekk acteur de la santé ndax yàlla dafa def boo dee liggéey ci doomu aadama boo defee un peu d'effort rek macha allah nga texe bànneex la war a doon bànneex la war a doon ñu ngi gis tam ci image yi rek benn chefu police di remercier ay ñi mu nekkal ba naan leen gis nañu jéego yi ngeen dox ñuy ñaan yàlla mu yokk ci santé bi parce que ni ngeen ko waxee naam lu fas daw du tee daal ñu ne ko gën a la daw waaw mu ma ngoog terme bi loolu la waaw dëgg la dañu am ay kilifa yoo xam ni xam nga ñu jox ñu ay mission waaw ministre bi dafa joxe ay mission ñun directeur bi ñu nekkal jox ñu ay mission waaw ba mu egsee lañ ñu wàllu communication bi dama bëgg ñu gën ko renforcer dëgg la dama bëgg ñu gën ko renforcer ca gis ngeen ni ñëw nañ fi defoon nañ fi allaitement maternel exclusif waxtaanoon nañ ci bu baax a baax tey ñi ngi def première édition semaine de la santé de la mère et de l'enfant comme ni mu ko waxee bu yaay ji wannee lor ba xale bi am ñaari at ñi ngi développé yeneen kii communication yoo xam ni dinañ ko def dinañ ko gën a jëmbal incha allah barki démb lañu yónni woon Sédhiou ñu dem Sédhiou bi ñu demee Sédhiou nañoo dajale waa Sédhiou yëpp gis nga ndëpp waxtaan si waxu santé waaw waxtaan def benn forum bu mag gouverneur nekk fa médecin chef de région nekk fa waa Sédhiou nekk fa waa population yi nekk fa ni ñu ko defee Sédhiou lañ koy def si yeneen dëkk yi donc daal communication bi jàpp leen ni dinañ ko gën a renforcer dinañ ko gën a jëmbal dinañ ko gën a bokk ak nit ñi dinañ dem si gox-goxaat yi dinañu dem fépp fi ñu war a dem pour que communication bi information yi nit ñi soxla ñu am ko ndax ñun li ñuy wut lépp rek mooy nit ñi di fréquenter structure yi nit ñi di topp digal yi ñu leen jox nit ñi boo wanee lor wax naa ko sànq nga dem hôpital def fa au moins 4 consultations postnatales prénatales ñu jox la carnet de santé nga wasin ci hôpital bi bu dañuy dem pour wax nit ñi dañoo bëgg ngeen ñëw wasin ci hôpital yi ndax bu nit ñi di ñëw wasin ci hôpital yi loran nga yaay yi nga xam dañuy mucc dafay wàññeeku xale yi bu ñu leen dee vacciner di leen defal rattrape di leen defal déparasitage di leen defal supplémentation en vitamine A ba pare am na pàcc bu mag buñ ci boole mooy boo amee doom dee ko inscrire état civil waaw boo amee doom da nga koy déclarer dikk nga ci volet ndoy bande bu ko intéressé pour ñu mën a xayma d'abord nit ki bu juddoo il faut mu am identité ensuite pour ñu mën a xayma ñaata xale ñoo nekk ci dëkk bi ci mën leen a topp parce que xale bu juddoo da ngay dem baax na waaw damay dem wuy ko moom bokk na ci club bi très bien dem naa salaamaaleykum mbokku téléspectateur bi maaleykum salaam ñu ngi lay wax bismillah di la dalal ci Wareef maa ngi lay nuyu ñu ngi lay fay ñun waa man Mbour laa dëkk damay leb sama tur jeex na tàkk lebal nañ la ko te ñu ngi lay déglu bu baax a baax ñun waa Mbour moom loolu dalu leen madame Aminta Diop waaw madame Aminta Diop ñu koy wax madame Ngom madame Ngom moom 6 heures du matin lay xëy waaw day faj ay clientam ba pare waaw te daanaka 7 heures du jot 6 heures du matin lay xëy premier clientam yi muy faj moom fu mu nekk hôpital bu Tefes très bien maa ngi nuyu Ndoye Bane bu baax nag nuyu Tata Awa ndeysaan jërëjëf numéro Ndoye Bane soxla naa waaw nga féliciter ñu madame boobu nga tudd sànq ndax réew looloo koy doxal
moom loolu dalu ko moom macha allah macha allah. ca fajar lay ñëw balaa jant soog fekk na faj na ñëpp macha allah. 6 heures du matin lay ñëw daal di macha allah nit ñi loo def rek dañ la koy waxal fii directement. Ndoye Bane bul quitté dinañ la jox numéro Ndoye Bane. am na ñoo xam ne bala ñoo xëy xuloog seen wujju doo ko dem. nga ni doon ñoo xam ne bala ñoo xëy xuloog seen wujju. moo tax ku yóbboo jubóog sa wujju ndax di nga nekk ci jàmm sa liggéey dana baax. c'est ça c'est que Sénégal dafa am loo xam ni. waaw njiiti. ñi def li leen war. par exemple soo ñëwee gouvernement Sénégal teg na CMU. waaw de 0 à 5 ans. teg na génn césarienne léegi kenn du ko fay. affaire de fistule ak yooyu yëpp kenn du ko fay. lu jógee ca 800000 ba kenn fayal ko sant yàlla. léegi nguur gi teg na ko. jox ko ay ministères yi tas na ko ci direction yi yóbbu na ko ci population bi. waaw mais est-ce que affaire bi am na suivi am na ay hôpital yoo xam ne. man li may wax nii lu leer laay wax ba léegi nii dañuy fay ko famille ay affaire césarienne ñi nga carnet bii ngeen wax. ñi leen ciy ñaanal de ci may gi ngeen koy may population. jërëjëf mais su ma toppee ba topp am na ay milliers yoo xam ne dañ ko fay jaay donc il faut ngeen di topp gars yi. wala communication ci gannaaw ne peut être vendu ñëpp xam wan leen carnet bi da ngeen ko waroon yor fi ma tàllal ko daal ni yéen Sénégal carnet bi ku leen ko bëgg a jaay bañ leen. waaw carnet bi ku leen ko bëgg a jaay bañ leen dañ leen koy may. waaw dañ ko ci su ko defee kenn du ko mën a jaay. loolu ñu ngi leen ci sant di leen gërëm. beneen bi mooy affaire adolescent yi. waaw. yàgg yow xam xawma la mais ku la doon wër laa. xale yi nga xam ne dañoo am 15 ans jàpp 17 ans te nekk ci yenn place yi. ñu leen di defal planning. ku amul jëkkër te majoro est-ce que war nañ laa defal planning man su ma nekkee man defarkatu planning laa nekk ci benn place benn xale bu jigéen bu am 17 ans di jàng di def BFEM ñëw ni damaa bëgg nga planning ma est-ce que waru leen a def benn barrière boo xam ne ñii ñoo war a planning ñii waruñoo planning. te xale yi disquette yëpp a planning léegi soo demee ay am na damay bañ a lim structure yi soo fa demee ñoom nga fay fekk ñoo ëpp sax jeeg ji ci place yooyu adolescent yooyu noonu est-ce que bon loolu lu war la wala lu warul la. man yaa ngi wax encouragé wu ma loolu mais maa ngi wax sama biir xel xale bi nga xam ne mënta téye boppam te sañ a jur doom juróoti doom yii mu def infanticide yii mu jël sànni mbalit yii mu indi gàllankoor kooku tamit je sais pas il faudrait bien que ñu xool nu ñu koy gérer. parce que kooku tam kaala couteau à double kii la daal. su ma juumul ñoom liñ doon wax ma attee noonu. su ma juumul ceerno bi ñoom liñ daan wax mooy abstenir wala nga protéger wax rek après directeur moom bi la si xam nga Eva dafa am leen loo xam ni waaw dafa am leen loo xam ni dafa nekk ci suñu ay valeurs. dëgg la. ndaxte ñun bu ñu dee wax la plupart temps dañuy wax les couples en union. moom la ñu xam. les couples en union. mais si couple en union yi. waaw xam nga am na mariage précoce. dëgg la. te tamit santé dafa am genre équité. xam nga nit ku jug nekk mag ñëw. ni la dama soxla lii ci santé. équité mun la permettre nga bañ ko mais ñun si li ñuy communiquer. si li ñuy wax ànd see kilifa diine yi. mooy femmes yi nga xam ne dañu nekk en union. ñi seen bés normal daal moo leen taxoon. waaw ñu xam ne dañu nekk en union. mais nag comme li ma la ko waxee rek. équité dafa am ci santé. dëgg la bu fekkee xale bi téyewul boppam 14 ans mu am doom am ay risques fistule. santé li leen war. mooy ñu aar doomu aadama. c'est kaw aar doomu aadama boobu nag nañ ci boole di communiquer pour wax ni ñi nga xam ni dañ leen di digal ñu dem sëy nekk jëkkër ak jabar ñun la ñu gën a soxla loolu mooy suñu cible. loolu dëgg la. mais il faut que ñu bàyyi ci tuuti tamit côté équité bi. ndaxte mineur bi. ki am 16 ans jàpp 17 ans. ñëw nga defal ko planning te laajoo ko carte d'identité est-ce que laajul ngeen jël benn barrière boo xam ni fii la jëm. li tax nga ni te laajuloo ko carte d'identité pour ñu ñëw defal la planning. li tax nga ni laajuloo ko carte d'identité il faut ñu laaj ko carte d'identité pour xam ni xale bi ñaata at la am ba pare laaj ko sax dem ba laaj nit ñi certificat de mariage est-ce que yow mii am nga borom kër bay def su fekkee magum jëm ku am 20 ans 25 ans majeur na su ko neexee mu def loolu mais xale yi nga xam ni majeuruñu ñuy def planning fii ci dëkk bi. ma te loolu bon je sais pas ndax war nañ ci mun. Ndoye Bane question bi baax na wante li ma la wax ca njalbeen daal moo ñuy jaaxal bu ñu xamee ne ñàkk leen protéger dana indi beneen gàllankoor boo xam ne kenn sopp ko. bu boobaa
dinañuy xaw a taxaw ne nañ soo ko protéger mu wóor ni ko moom lii mën na ko def te dara du ko ci fekk tamit y a problème. xam nga li dafa am loo xam ne vie privée nit ki la. ndooy li muy wax. mais mineur amul vie privée mineur. Pape Samba Thiam nee na boobu du sa thème du seen thème. ndooy li muy wax mi ngi koy waxee peut-être ci xale bi nekk ci. xale bi nekk ci safaan ba. waaw waaye su ma juumul santé def ne nga abstenir wala nga protéger wu. waaw te it li nga wax dama ciy ànd ak yow mooy nit ki ak xam ak yelleefam. li kan wax ma Sall. Ceddo waaw Ceddo d'accord li mu wax dama ciy ànd ak moom ndax nit ki ak xam ak yelleefam tamit ak nu mu di demee dañ ko koy jox. léegi kay mbir mi ngi nekk ci waajur yi ñoom ñoo war a xoolaat seen doom yi di xool seen saak yi di xool fi ñuy dem ak fi ñuy ñëw parce que xale bi nga xam ne jël na yoonu dëngate moom su protégé wul te mënul abstenir lu tam li muy def mooy camp pénal la ñuy gën a feesal rek gën maa yokkal liggéey wala ñu gën a nekk ci mbedd mi di sànni doom yi di gën a yokk tamit beneen problème wala que bàyyi di gën a bañ doom yi mu delloo si waat thème bi ñu doon def. très bien ànd ak lu mën ci am nañu fàttali ne ñu ngi do directeur maa ngi ñëw ci yow ñu ngi nekkoon wax dëgg yàlla ñu ngi nekk ci semaine de la santé de la mère et de l'enfant muy loo xam ne wax dëgg yàlla lu am solo la na yaay yi dem saytu seen bopp doom yi itam ñu yóbbu leen ñu saytu seen bopp bu ko defee wax dëgg yàlla dana gën a mën a nekk yombal suñu nekkin ci biir société bi sañu ma pare mukk te joxuma kàddu directeur ndax am na lu mu ci bëggoon a yokk. waaw di fàttali rek Sénégalais yi que saytu boobu nga wax. waaw àllarba lay tàmbali ci suba. waaw pour que nit ñi bañ a ñëw talaata parce que talaata du am prestation de service. très bien àllarba ci suba ci la commencé nit ñi mën leen a seet. waaw place de l'Obélisque di wax ni aussi peut-être li suñu mbokk bi ne woon Europe wax. ci problème mu fan bi. xëy na rek laa bëgg a wax tuuti rek. bismillah waaw pour wax ni rek ni. comme ni ko Massamba waxee ak ñeneen ñi. dañu nekk Sénégal dafa nekk un pays sous-développé ou en voie de développement. et que capacité d'accueil hôpital yi c'est-à-dire hôpital yi ñi nga xam ni feebar ñi nga xam ne ñoo feebar. hôpitaux yi mënuñ leen jël en charge capacité bi moom moo tuuti. capacité d'accueil hôpitaux yi moom moo méngoowut ak ñi nga xam ni ñoo feebar. kon état bi mi ngi def effort di construire ay hôpitaux di construire ay centres de santé pour améliorer capacité d'accueil bi. Inch'Allah. et li mu ko waxee yaakaar naa ni comme malade bi jël nañ ko hospitaliser ko. lever urgence bi kooku dafa war a dellu këram parce que yeneen li si des yëpp nursing la lu ñuy wax nursing. toppatoo la. toppatoo nag comme Sénégal lañ nekk famille moo war a toppatoo. bu newoon hôpital bu hospitalisé woon aussi toppatoo bu bari accompagnant yi ñoom ñoo koy def soit soxnaam moo koy def wala magam wala rakkam loolu nag comme amatul urgence garab yi nga xam ne daf koy ay comprimés yoo xam ne day naan rek yeneen toppatoo yi nag ñu ne ko demal sa kër ga boo demee ñu toppatoo la war naa mën a nekk pour bàyyi place boobu pour nga xam ni ku nga xam ni yaa ngi ci urgence ñu mën la jël xel nangu na ko teg la ci lal boobu loolu rek moo tax mais du parce que dañ ko bëgg a génne parce que dañ koy génne parce que place boobu mu occupé am na ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi xaar ñu gën a loru ñu nga xam ni place boobu la ñuy xaar pour ñu jël leen. ñaare loolooy waral ku duggoon urgence ñu daal di pare génne la. dañuy bëgg keneen ku dikk ci moment bi nga dikkee woon. mu daal di dugg. tout à fait waaw ñu ngi koy ñaanal malade bi yal na ko yàlla may. wér bu yàlla may ko malade yëpp waaw di wax ni mbirum planification familiale bi. waaw en tout cas gouvernement Sénégal. waaw li mu wax mooy les femmes en union mooy suñu politique. planification familiale. ñi nekk ci sëy. bu ñuy mesurer sax waaw. bu ñuy mesurer bu ñuy xayma. taux de prévalence contraceptive. femme en union ñi nga xam ne ñu ngi ci sëy ñooñu la ñuy saytu pour xool taux de prévalence contraceptive Sénégal. très bien waaye nag. waaw am na lu nga xam ne aussi. réalité la. réalité bi mooy. boo demee camp pénal comme ni ko soxna si waxee. ay xale yu ndaw nga fay fekk. yu jigéen ñu nga xam ni. infanticide moo leen fa yóbbu boo demee complication accouchement yu bari parce que xale bi amul atu mën a am doom fistule waaw yëpp matul loolu nag moo tax véritablement am na yu nga xam ni il faut ñu étudier ko cas par cas waxuñu
ñu libéraliser vraiment planning familial bi ñëpp. waaye nag il faut ñu aussi ñu protéger nit ñi. et que loolu li ko mën a régler mooy éducation à la santé ñu mën ko indiwaat mën ko développer waat. te loolu ci famille bi lay tàmbalee. loolu véritablement moom la ñuy ñaax nit ñi. pour que ci famille bi déjà ñu mën a yar xale bu jigéen bi inculquer ko ay valeurs yu nga xam ne bu génnee du xalaat loolu. loolu dëgg la mais loolu bu ko famille bi deful rek ñun structure de santé yi aussi ku ñëw soxla véritablement service. structure de santé aussi war na déglu kooku. et que bu ko waree jox service aussi war na ko jox service. indi apportam ci moom. directeur ñu ngi lay gërëm di la sant. waaye li la waa Wareef di wax mooy dañuy ñaan yàlla ngeen bañ di fi gëj. te ngeen gungeel nu Wareef. ndax wax dëgg yàlla yéen seen waxtaan ak askan wi warul gëj. te kooku yaakaar nañ la ci bu baax a baax. Sarr jërëjëf ndax am na mot de la fin wala tout a été dit. waaw ñu ngi woo Sénégalais yëpp rek. di leen wax ni comme c'est une première. nañ ñu accompagner. nañu accompagner ministère de la santé. parce que ministère de la santé li mu bëgg mooy vraiment wax ak askan wi. won leen li ñuy def ci lu baax. won leen aussi li ñuy def li nga xam ni mën nañ ko améliorer. fexe aussi que indicateurs yi nga xam ni. mooy indicateur u santé. mooy xale yi ak adolescents yi ak jigéen ñi. mën a yokku pour que ñu mën a egg au rendez-vous des objectifs de développement durable. Au rendez-vous aussi du plan Sénégal émergent. Parce que Sénégal politique président de la République dans le cadre du plan Sénégal émergent dafa am axe bu nga xam ni dafa am axe bu am solo. mooy axe bi nga xam ni dafa jublu ci capital humain mooy fexe ba doomu aadama mën a suqaliku. te loolu nag santé daf ci am solo bu baax. semaine bii ñuy def aussi daf ci am apport bu baax a baax a baax. ñu ngi woo ñëpp. place de l'Obélisque à partir de suba mardi à 15h pour le lancement officiel et que aussi àllarba alxames àjjuma ba samedi ñu ngi woo képp nga xam nga am nga soxla nga ñëw foofu bu soobee yàlla dinañ ko régler. très bien li ma ci yokk mooy émergence mënta am mukk te foyer yi émergé wuñu émergence dëgg mi ngi commencer au sein des foyers kooku moom defe naa ne ñun ñëpp comprendre nañ ko yàlla na ko yàlla def te lii yëpp daal dafa bokk ci luy indi émergence monsieur Sall man duma wax mukk ceddoo mami mooy wax yooyu façon monsieur Sall lan mooy nekk sa dernier mot. xam naa ni bu docteur waxoon pare sa waruma si woon tegaat mais di leen sant jërëjëf di leen sant di leen gërëm di wax tamit que ni partenariat bi ñu nuwee ak waa Wareef parce que Wareef jigéen ñi dañ koy seetaan lu bari loolu dëgg la bi ñu njëkk mujjee def Wareef bi am naa sama xarit yu nekk si dëkk bi fu nekk woon nañu fa si allaitement maternel bi am nañ liggéey bu am solo boo xam def nañ ko ci di fàttali rek que ni semaine bi yëpp bis bu nekk dina am ay kilifa yu nekk ci direction bi fii ñëw. dëgg la di waxtaan ci ay pàcc yu bari. suba maa ngi xaar docteur Mati Diagne Camara. ak docteur Aïssatou Diop. jeex na tàkk ma ngoog waaw dinañu wax ci nutrition. incha allah wax ci paquet de l'enfant. mercredi bi tamit dina am ñuy ñëw wax ci affaire santé des jeunes. mercredi danaa dalal Maguette Dia. waaw mi nga xam ne moo yor division wu santé des ados. des jeunes ak monsieur Massamba Sall. encore wala changé naa ko ba tey koo dikkaatee mu baax. xëy na loolu directeur bu dëggalee rek ñu def ko ci ndigalam. donc daal semaine bi semaine nu yaay yi la ak doom yi. macha allah. xam nga tooguñu rek ci hôpital yi. dëgg la wala ñu toog ci bureau yi. di def communiqué mais dañ ko def place de l'Obélisque. mënoon nañ koo def hôtel xam nañ ni xaw na sedd tuuti mais dañ ni place de l'Obélisque daal. place boo xam ne la accessible na pour ñëpp. ñu jël camion hôpital yóbbu ko fa ay camion hôpital lañ fay yóbbu fa ay fajkat yu xarañ. def fa ay exposition li ñu liggéey ñu wane ko wax ni lii la ñu liggéey fii la ñu bëgg a jëm fii la ñu tollagul def ay jeux concours def ay activités yu baree bari. première édition la. danaa dem de. waaw il faut que ñëw loolu laa lay danaa ñëw yow moom invité naa ñu ñëw mercredi mami laay àndal. mercredi waaw mercredi ngeen ñëw. mercredi incha allah heure bi. incha allah rabbi à partir de 9h la ñuy commencer. très bien mercredi à partir de 9h. waaw tous les jours. incha allahu taala ba pare waree très bien waaw. dama doon xalaat sax ndax buñ ma li kii woon fa lay dem waree fee rek benn yoon ànd ak yéen. tout simplement et pourquoi pas. c'est négociable. ñu teg foofu ñu wareef et fële ñu def consultation
jeex na merci jaajëf am na solo am na solo su na soxna yi dégg tey jàppale xale yi tey moytu sungu fi ak reen yi ndaxte seetlu nañ ci affaire sociale bi ñuy jàppalee femme nit ñi feebar yi ñëw ci rajo bi seetlu naa ci ay jigéen yu bari yoo xam ni dañuy am feebar bi ñu naan insuffisance rénale ak ñoom seen dañuy moytu ndox yu bon yi tey mooy tey njëkkee dem kër docteur ndaxte dama seetlu ci population Sénégal dañuy njëkk a dem ci maamën bi ba seen xaalis jeex ñuy doog a dem kër docteur donc affaire bi ñoom dañ koo juutal toujours ma wax leen ko sama émission yi da ngay njëkkee kër docteur kër docteur moom nga war a njëkki moom nga war a mujj tout le temps ma wax leen ko dëgg la waaye soo demee naan say reen ba say butéel teg 150 butéel ci biir kër gi wala sa borom kër naan la noonu xam naa góor gi ma xujjëb ci côté bi pour nga wutal la benn fas wala ak sungu sooy jox xale boo xam ne amagul ñaari at su sax doom màggee ak feebar yaa ko teg femmes yi bari dañuy am feebar ay feebar façon feebar yenn di génn seen yaram yi maamën yi te dara xamuñu ay sunguf lañ leen di jox dara xamuñu ko ñoom maamën boobu di la jox sunguf su jabaram feebaree hôpital la ko yóbbu maamën bi hôpital lay dem moom ci boppam yow ngay xool muy jox sa jabar ak di la joxi sunguf soo fi dee yaaray sa bopp très bien Bal voilà jërëjëf boo waxee loolu waxi reen yi sama xel dafay dem ci nanu moytu garab yi nga xam ne ay contrefaçon la dinañ ci ñëw waxtaan bés dans wareef parce que yëf la boo xam ne mi ngi jeexal askan wi te dañ ci war a wax du dëgg du yoon normalul ñay defar garab bu baax dañ cay investir xaalis bu bari ñay defar beneen bi investir ci peu et gagner gros c'est pas normal du dëgg du yoon Mami Linguère xam nga mag bu gàddoo boppam di ko wantee de loo ko fay ci njëg dagan na ndax boo ñëwee romb ma man mami mii ma gàddu sama bool man yàqu ma yaxaasuma waaw xàmmeewu ma paracétamol ak ñokket nga ñëw ma jaay la garab ci bool wax dëgg yàlla boo ko naanee lu la ca fekkit man sama nga ñi nekku ca man encaissé naa ba wéy sama wéy dellu di wax ne place du souvenir dafa am cosaan bu mu am ci Sénégal muy lépp ku bëgg a bokk ci Sénégal faaw place de l'obélisque dafa am histoire boo xamante ne taarix la ci Sénégal mooy képp ku bëgg a bokk ci réew mi di nga ca jaar di nga fa woote di nga fa daje fexe leen a bokk ci taarix boobu mooy que la ñu fa woote nag tey ji nag moo am solo moo jar jigéen dem wàll ji ndax ku fa mën a yendu di tàcc suba ba ngoon jot naaj bi di la bronzer te demoo France bu ñu wootee lu yëkkati sa wér-gi-yaram nga war a mën a dem nag wàll ji ca te dem faju ca la ñu jóg ñun jigéen ñi di dem hôpital bala ñu fay yóbbu demum hôpital balaa neex yaa fa yóbbu sa bopp waaye boo demee bañ di la ca yóbbu wax dëgg yàlla neexatul delluwaat nag di wax ne semaine Bamana bi commencé naa ko ndax xam ngeen ne cadeau Manti Traoré ak Mimi Traoré dafa rëy ci man waaye tey bis bi ma ko sol xëy na bu ngeen seetloo sax di ngeen xam ne xol bi neexul waaye comme aw ma ci sago itam il faut rek ma sol ko delluwaat di wax ne xëy na bu def yaramu neen daganoon wallaay tey ji du ma sol yére ndax ku xool sama kanam gi xam ne sama xol neexul waaye nag dañuy nekk professionnel rek ba bañuy sàngoo suuf delluwaat di wax ne askanu Yaaba Xari Maam askanu Faati Umma askanu Matar Ndumbe bu Moustapha Diop ñu ngi leen di jaalewaat sama magi xol jooju nga xam ne dama ko bëggoon ba koy woowee bàjjan jee te wallaay sama mag la jee xeppeel àjjanay Firdawsi Sénégal gis naa seen taxawaay li ma yor ci message dama jaaxle nu ma koy liiree te démb rek la xew yàlla naa leen ko yéex a fay amiin yaa rabbal alamin Diop Massa Sigil digaale noonu la ñuy jaale itam soxna Ngone Sène mi nga xam ne sunu xarit la muy borom coof dafa ñàkk wax dëgg yàlla jabari frère am soxna Ngone Massa wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaale di ñaan yàlla rek aji dem gi yàlla na yàlla yërëm ko ubbil ko buntu Firdawsi yu yaatu yooyu ñu ngi jaale waa kër gi yëpp Eva Tra aussi di remercier képp koo xam ne wax dëgg yàlla yaa ngi ko doon nemmeeku di ko souhaiter aussi joyeux anniversaire maa ngi leen di wax jërëjëf du fond du cœur ñun seen ay ñaan rek moo nu amal solo wallaay Diop seen ñaan moo nu amal solo waaye tey wax naa ko ca njalbeen sunu nijaay Abdoul Aziz Mbaye Maam Fama nu ngi koy gërëm bu baax di ko sant ndax gis ngeen nu mu fi toogee woon dossier bi taxoon mu toog fi ñu doon waxtaan ci njëkke yi goro yi incha allah semaine prochaine naka leer ne bu ma koy tijji moom ca boppam dana dikk fii toogandoo ak man incha allah wax dëgg yàlla ñuy remercier bu baax a baax docteur Omar Sarr mi nga xam ne Omar Sarr mi fi teew waxtaan ak ñun waxtaan wu am solo mu jëm ci wàllu mère ak enfant te ku wax mère ak enfant wax nga humanité Massamba Sall itam ñu ngi koy wax jërëjëf en attendant nag di xaar ñoom
docteur wax dëgg yàlla Mati Diagne dina ñëw ak defe naa Aïssatou Diop moom itam ñu ngi koy xaar bu baax a baax suba mbokk yi di leen fàttali ne li ñu doon waxtaanee lu am solo la yéen ñi nga xam ne yéenay jigéen ñi te jàkkaarloog ñun seen santé na leen amal solo ndax yéenay sooklu famille bi bu ngeen wérul xale du mën a wér te bu xale wérul wax dëgg yàlla yokkute du am te wax dëgg yàlla nit ñi dañuy sonn dañuy jaaxle gannaaw nag waa ministère de la santé ànd ak waa OMS ñoo ñu indi lu ni mel nañu góorgóorlu daal di ànd ak ñoom bu ko defee ñu saytunu xool sunu ay doom bu ko defee ñu mën a defar sunu ëllëg defar sa ëllëg nag yaa ngi koy def ci tey wax dëgg yàlla sant nañ leen gërëm leen bu baax a baax yéen ñi baakoo di ànd ak seen émission wareef Pape Samba Thiam ak équipe am yépp ñu ngi leen di remercier di leen jox rendez-vous suba képp koo xam ne am nga lu la jaaxal daal mën nga nu woo waaye ñoom docteur bu ñu teewee dinañu wax ci wàllu nutrition parce que xale bu lekkul lekk bu baax ndey bu lekkul lekk bu baax du mën a wax dëgg yàlla jug taxaw ba naan mi ngi doxi soxlaam sant nañ leen gërëm leen merci à Bamanan Couture ñu nga nekk ci 33 821 64 72 33 821 64 72 numéro nag Eva Traoré la ku fàtte loolu nga woote ci 77 321 08 74 jërë ngeen jëf mbokk yi sant nañ leen gërëm leen rendez-vous suba incha allah même heure même fréquence.